salaamaaleykum chers téléspectateurs ak téléspectatrices su ATV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax leen wax nag ngeen dal jàmm comme niñ leen ko faralee di dégtalee rek ci seen deuxième numéro émission bi di sans limite mu di émission boo xamante ne lépp loo xamante ne ni gis nañ ne mu ngi sooxee ci askan bi dañ ciy daal di taxaw daal di ci waxtaan bu baax a baax tey nag ma am koo xamante ni dama ko ci dalal mu di monsieur Diouf nekk nag ci ab benn formateur bu mag a mag ci yenn daara yu kawe yi nekk fii ci biir Mbour dama koy bàyyi rek mu nuyoo ñu daal leen di jox lan mooy seen thème émission ñu gën ci xuus monsieur Diouf nuyu naa la. maa ngi lay fay Nana di rafetlu sa invitation di am jàmm di la yéene jàmm ak di ko yéene ñëpp ñuy déglu ATV muy waxtaanu askan bi waxtaan bu soxal ñëpp mais dinañu gën a xuus ci wax ji wax nga ko sànq ci formation laay yëngatu ci wàllu éducation également. ci ngay yëngatu bu baax a baax mu ngi noonu ñoo ko déggandoo tey nag moom la ñuy dalal fii ci seen biir émission bii di sans limite tey nag ñu daal di taxaw seetlu gis ne askan bi jamono ji ñu toll nii dafa xaw a sooxe ci côté lan homosexualité mu di ci góor ñi mu di ci jigéen ñi moom nag comme que xam-xamam màcc na ci daara ju kawe yi dina am loo xamante ni dinañu ko mën a jariñ surtout ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu fii ci seen biir télé bi nekk Mbour mu di ATV monsieur Diouf. gis nga thème bi ñoo ko déggandoo mu di problème boo xamante ni mu ngi sooxe ci société bi mu di góor jigéen beek ñi nga xamante ni ñooy lesbiennes yi il faut que ñu jaar ci digg bi parce que émission la boo xamante ni la sans tabou la dañuy bëgg wax li nga xamante ni moo ñor surtout jeunesse bi nga xamante ni jamono ji moom ñoo ñuy déglu bu baax a baax tey nag fi ñuy njëkkee lan moo indi li nga xamante ni moo di homosexualité. wax ko mbir mi sànq ne dafa law. mbir nag boo koy bëgg a saafara nga wala nga di ci waxtaan demoon comme on dit à la racine dana tax nit ñi gën a gindi ko xam mbir mi fan la jógee ndax gis nga boo déggee affaire homosexualité xëy na récemment rek ci lay egsi fii wala nit ñi di ko déggee ni ñu koy déggee tey ak li ci nit ñi xalaat mais gis nga boo sori woon ci yenn gëstu yi da ngay dem gis ne am na jamono boo remonté ba jamono yonent yàlla Ibrahima dafa amoon benn jarbaatam bu tudd Lot dëkkoon benn dëkk bu tudd Sodome ak Gomor ak Gomor boobu la fa newoon mooy homosexualité bi ñuy ŋàññi ak a wax tey moo fa newoon yonent la Ibrahima amoon jafe-jafe ak Lot boobu seeni sàmmkat nag jur gi bari lool yonent yàlla Ibrahima ne Lot xam nga ni ñuy def boo demee à gauche ma dem à droite boo demee à droite ma dem à gauche mais gis nga bi Lot génnee ba gis àll bi mu naat lool mu gis dëkk bu tudd Sodome mu ne foofu lay dem ndax foofu naat na te dina fa mën a yóbbu ay juróom mu dem fa ba mu fa demee la mu fa fekk góor di ànd ak góor loolu doon loo xam ne lu kéemaane la yàlla nag wax yonent yàlla Ibrahima ne ko lii ñoom ñuy dunde nii dinaa ko fi dindi ndax gis nga bi yàlla defee góor def jigéen dafa dindi ci faaru ku góor def jigéen ñoom ñaar ñu mën a ànd loolu mooy li naturel leneen loo def rek dafay mel ni da ngay def contre nature maanaam da ngay ëlbati maanaam bàyyi yoon bi nga xam ne moom lañ tracé woon dal di def beneen yoon te lii raam ci ñag bi la jëm boo teggee nag mu ngoog justement mu ngoog dina àgg ci ñag bi ndax boo wàccee yoon wi rek da ngay tegu ci leneen donc boo remonté ba ci yonent yàlla Ibrahima nga ñëw na xoolaat ci histoire ñuy ñëw ba ci grec yi ñoom it ñu am seen histoire yu bari yu mel na ne xaw fa ngay sooxe loolu di ñëw ba ci empire romain ci maanaam nii ñu ko mën a waxee ci histoire di doxalinu histoire loolu di dox law ba ci ñoom ba ñoom sax la gën a yàq seen empire seen dëkk boobu bokkoon na ci mœurs yi nga xam ne moo dégradé woon lii bokk ci muy homosexualité beeg yu ni mel tax na ba dëkk ba dégradé lii lépp doon na loo xam ne tax na boo demee ba origine ba da ngay gën a sori xam ne du mbirum tey lu yàgg la. lu yàgg la du ma déggee ci say wax dégg naa ni que ni comme ci histoire la basé wu te doon na loo xamante ni lu yàgg la tey soogay ñëw mais ci yan circonstances la ñëwee ci biir réew mi ak conséquences yi nga xamante ni jeunesse bi mën nañ ko ci. voilà da ngay gis ne tableau bi dafa laaj Nana ñu gën a yaatal yenn gëstu yi maanaam. dinañ jëlu si ci réew mi xam nga tey mooy journée mondiale du tourisme organisation mondiale du tourisme OMT organisée pour ñu célébrer journée bi mais xam nga foo wax tourisme rek mu nga fa da nga ko fay gis dafay feeñ lu tax
parce que tourisme dafa am ñeenti pàcc yoo xam ne ñoo ko yor. benn bi mooy transport bi mooy nit ñaa ngi dugg ci avion yi di dem di ñëw fu ne ñu di fa dem ñii di dem ba Dubaï ñii dem Chine fu ne ñu dem fa. nga gis ne hébergement dëkkuwaay bi ni nit ñi dëkkee loolu it phénomène la ci biir mu am leneen loo xam ne hôtellerie restauration yi mi ngi fii daf ci bokk ak excursion génn yi nga xam ne nit ñaa ngi koy génn. gis nga famille tourisme boobu dafa ëmb lu bari loo xam ne tax na ba voyager ak ouverture bi am ci monde bi sërëxal lii yëpp ci biir. naa nag wax benn affaire ci boo demee continent asiatique par exemple dafa am jamono Chine dal di xaw a tëju te bi Chine tëjoo dañu dem ba ñoom ndax ni seen bariwaay tax mayuñu kenn nga am lu ëpp ñaari doom maanaam benn doom ngay am. imaginer rek impact bi mu war a mën a am ku nekk ci dëkk bi rek war a am benn doom te ku nekk bëgg sa doom doon doom bu góor te bu ñu demee ba nga xam ne jigéen ji ëmb na ba ñu gis ne jigéen la am na sax nu ñoo def ba avorter pour bëgg rek am góor mais nag léegi góor yooyu yëpp bu ñu baree fi mu ne dajaloo te benn jigéen amut. waaw góor ñooñu lu ñu mel gis nga phénomène yu mel noonu indi loo xam ne dañ ko gis muy benn explication ci ñooñu nga xam ne ñooy waa Asie d'une manière générale waa Chine en particulier nga gis ne wax nañu sànq ci voyage yi nga gis ñoo xam ne dañ leen di dajale ci ay kaal ay góor dong ne fa ñuy voyager ay weeri weer ñoom rek ñu ne fa loolu yëpp ay phénomène la yoo xam ne ci li indi lii ci la bokk muy daw nag di law àdduna di dox ba mu yegg si fii ci réew mi. yow su ma déggee ci say wax ci say biir wax yaa ngi ne parce que da di réew boo xamante ni site touristique yi dañ fi bari kon dugg beeg génn bi day daal di bari ci dëkk bi su ma déggee ci ni nga ko waxee kon dafa mel ni étranger yi ñoom ñoo ñëw indi fi loolu. du étranger ndax xam nga dafa am loo xam ne daf fi am kenn du ko gis kenn du ko wax nëpp nëppal lay doon ndax tàmm nañu am ay loo xam ne dañ koy denc suñu biir. gis nga même prostitution beeg yooyu du lu ñu inventé mu jógee feneen sori na yàgg na c'est un des plus vieux métiers du monde mais am na ñoo xam ne weeruwuñu ci mbedd mi di wane jaay seen bopp déedéet mais ci seen biir kër yi ñu ngi fay organiser ay rencontres ak a def loo xam ne naka su dul noonu mais ci seen biir kër mais d'une manière un peu masquée nit ñi di ko dund léegi nag dañuy jàpp ne xëy na peut-être c'est l'Occident di joxoñ baaraamu tuuma l'Occident alors que phénomène yooyu da ngay gis ne généralement dafay am fii nga gis xale bu góor boo xam ne dafay juddu nekk ci milieu boo xam ne xëy na papaam neewu fa ay nijaay mi neewuñu fa mu nekk ak ay sëram ak yaayam ñoom ñoo ko yar ba finalement ci jikko ak nekkin mu jël ay attitudes yoo xam ne yu jigéen lay doon ñu di ko jox poupée mu di ko foyee ñu di ko jox ay poupée mu di ko foyee wax ji ak doxeen bi ak lépp mu di ko imiter ndax xale yi dañuy imiter dañuy gis di toppandoo loolu yëpp mën na nekk ci biir famille nit bañ cee bàyyi xel xale bi màggee loolu dem nag ba un moment ouverture am mu dem école di fa dégg tey ouverture bi am ci numérique bi muy dégg di gis lu bari loo xam ne dafay tax xëy na peut-être loolu newoon ci moom wala da li gën a feeñ day gën a fës maintenant yàggoon na fi mu ngi yàggoon na ci dëkk bi mais su ma déggee ci say wax dafa mel ni tamit yar bi ci la waaye des fois tamit nga gis koo xamante ne nii yar nañ ko mu yor geste jigéen di ko def te doo taxul mu doon góor jigéen tamit des fois dañ koy gis loolu dafay am parce que tamit ci société bi ñu nekk moom beneen affaire la bu ñu jógee foofu monsieur Diouf defe naa ni wax ji leen mais yan enjeu la grande puissance yi nga xamante ni comme lu ci mel ni Amérique Europe France ak yeneen dëkk yi ñoom lan moo tax ñu bëgg ñu ko imposer ñun ci suñu bopp. dafa am loo xam ne aussi ñoom ñi ngi daganal lu bari ndax borom doole la ñu xam nga borom doole it li mu bëgg généralement moom ngay def sinon mu xoqatal la am nu mu def ak yow ñoom it dañu am seen vision bopp am nu ñu gisee àdduna ak doxalinu àdduna am seen culture mais aussi am seen gis-gis am fi ñu bëgg a jëmale seen réew am fi ñu bëgg a sax jëmale àdduna da ngay gis am na un moment ñu ne nañu libérer la femme léegi nga gis ñu ne nañu libérer ma xale yi amatoo sax droit interdire xam nga loolu yëpp dafay doon vague boo xam ne day ñëw fekk suñu ñun ci suñu aada moo tax Afrique doon benn rempart la boo xam ne yu bari même bu fi yegsee doole bi mu am feneen amu ko fi mais ba léegi nii terewul am na ay puissance yoo xam ne ñu ngi bëgg maanaam légaliser ak def droit de l'homme ba ku nekk war ngaa mën a tànn sa façon dundin nu la neexee ni nga ko bëggee te kenn du la ci ŋàññi. xalaatoo ni tamit doguma la monsieur Diouf que ne loolu tamit du am lu mu sooxe ci réew mi nga xamante ne moo di réewum Sénégal ñu xool que ne population bi daanaka jullit yi ñoo ëpp te defe naa ne yenn religion yi sax nanguwuñ ko. tout à fait loolu dafay amit mais phénomène bi comme ni ñu wax rek ñoom dañuy seet nit ki xooluñu diine
dañu naan nit ku nekk nag war a mën a tànn comme ni ngay doonee chrétien wala ni ngay doonee musulman wala ni ngay toppee beneen diina nga mën a doxalinu àdduna it nga mën ko choisir am noo ko tegee te kenn du la ci ŋàññ amul kenn ku la ciy juger. En fait ma bëgg a wax juste ne en fait on n'est pas des juges. mais dafa am loo xam ne nit boobu tënkoo ci dara. am bokk ci culture bokk ci diine ak aada bi nga xam ne moo fi ne aussi choix de vie lay doon. nga def sa choix de vie xam ni kat am na fu ma bokk am na lu ma jomb am na lu ma bëgg am na lu ma bañ am na doxalin boo xam ne rafetut waruma ko doxalin. bu boobaa da ngay tenir compte yow li nga bëgg ak ni nga mel mais it tenir compte des autres mais bu fekkee dañuy bëgg a imposer loolu d'une certaine manière dafay indi ay jafe-jafe te dëgg la ñun duñu ay juge ku nekk am nga conscience bu toll ni nga mën a ràññee li baax ak li bon moo tax. bu fekkee dañuy gëstu ci li nga xam ne mooy diine ndax wax nga ko diine yaa ngi fi dëgg la doon rempart ak barrière yoo xam ne dañuy yenn comportement yi ay déviation la te déviation yooyu mën na am ay conséquences yoo xam ne dina tax li mu yàq maanaam mooy ëpp li nga xam ne sax jàpp nañ ne mën na koo defar ndax bu fekkee ay conditions la yu ay puissance teg pour jéem a jàppale réewum Sénégal wala yeneen réew dugal fi loo xam ne wala daganal loo xam ne ñun mënut a dagan wala d'accorduñ ci wala boog day tey suñu xel bu nu ko bëggee indil rek maanaam daf ñuy indil fitna indi leneen loo xam ne jaxase lay doon te baaxul ci ndaw ñi baaxul ci réew mi. mais bu baaxul ci ndaw mi baaxul yi tamit li nga xamante ni moo di ci réew bi ñu leen di fàttaliku ba tey yéen a ngi ci seen biir émission sans limite ci biir ATV ngeen ànd ci ak Cissé Nada tey nag mu dalal fii kii nga xamante ni moo di monsieur Diouf nekk formateur ci yenn daara yu kawe yi nekk fii ci Mbour ñu wéy ci thème bi ba tey ñuy waxtaanee li nga xamante ne nii moo di homosexualité monsieur Diouf dafa am foo xamante ni dama fay gën a taxaw lan moo motiver jeunesse bi ba ñoom ci boppam ñu dugg ci mbirum góor jigéen bi. bon am na loo xam ne gis nga un jeune. mais dama bëgg nga répondre ma ci côté ku góor ki ak ku jigéen ki parce que daanaka léegi ñaari phénomène yëpp mu ngi exister ci biir Sénégal. dafa fi nekk siw yaatu bon alors muy loo xam ne dafa am ñoo xam ne dañuy am curiosité. te mbir mi am na lu ci laxasu aussi muy mbiru koppar mbiru xaalis comme. am na ñoo xam ne gisuñu leneen maanaam lu mën a faj seen aajo lu leen mën a may xaalis rek ak nu mën a doon nag ñenn ñi jaral na leen sàcc ñii sax rey ay nit ñii dugg ci leneen loo xam ne domaine bi ñuy wax ni homosexualité di ci ut dara. voilà donc ñu bari am na ñoo xam ne dafa leen di faciliter ubbil ay bunt ndax ñañuy jëflanteel dañoo yor am doole am kattan mën a ubbi bunt yu bari te communauté boobu boo ci bokkee comme dañuy sot seen biir am na nu mel dañuy def seen solidarité. te dégg naa it li la ci dugal du la ci génn. voilà c'est-à-dire que boo ci nee rek c'est que ñoom communauté la rek boo xam ne am na nu ñuy dundee am nañu seen règle am na seen ni ñuy doxale mais ma jàpp ne ndaw boo xam ne da nga curieux ndax jeunesse bi da ngay jàpp ne dafa am loo xam ne mooy impatience les jeunes sont généralement très impatients dañuy yàkkamti dañuy bëgg lu ñu bëgg rek léegi lay doon coûte que coûte tout de suite maintenant benn ñaar amoo expérience. da ngay xool nag ku boole ñaar impatient yàkkamti te amoo expérience foo jëm dugal la dafay yomb. xalaatoo tamit que ne waajur yi tamit ñenn ñi am nañ ci part de responsabilité parce que sa doom bu commencé yor yenn âge nga xalaat ni liggéeyul chaque instant nga koy jooytu am na ci xale yoo xamante ni bu ñu génnee ci mbedd bi lu leen këf rek dañuy daal di ànd ak moom. très bien xam nga loolu poids la aussi ndax nekk ci kër sa yaay am lu muy jooytu wala sa waa kër am lu ñuy jooytu. am na ñoo xam ne dañ sacrifice la pour ñoom ñu dem def benn affaire dafa am benn benn xarit bu doon jàngale ci daara yi kaw aussi doon philosophe nee na un jour dafa rencontré benn xale bu jigéen mu di ko laaj ndax yow amoo kersa ci lii ngay def nii liggéey bi ngay def ak ni nga mel mu tontu ko ne ko on meurt plus facilement de faim et de soif que de honte. billaay wax na dëgg gu wér. mu ne ko on meurt plus facilement de faim et de soif que de honte tey pour nga am gàcce ba mu rey la tey li gën a yomb tey mooy mar sax ak xiif rey la que nga am gàcce boo xam ne parce que gàcce boobu da nga koy jël teg ko nële di sakku loo am loo dundee loo jox sa waa kër sa famille et cetera ba tax na ñu bari gisatuñ ci lenn loo xam ne mën na leen baare ñu dem ci voie boobu maanaam soit
économiquement parlant ñenn ñi soit seen plaisir u bopp seen mode de vie la seen choix la ñu jël choix boobu def ko choix de vie di dundee noonu. film yi yenn yi nga xamante ni nii ñu ngi koy adapté ci dëkk bi taxul tamit yenn xale yi poussé wu dem ci côté boobu. mais en fait dafa am loo xam ne naa boo xoolee dañ naan dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es nit ki ay fréquentation lu bari dana tax mu am orientation ci vie am. gis nga juróomi nit ñi la gën a jege. juróomi nit ñi nga xam ne ñoom nga gën a jokkalanteel ci lépp looy def. ñooñu ñoo ëpp influence ci yow ñooy am loo xam ne ci yow kenn mënu ko am def loola loo xam ne kenn mënu la ko def loo léegi nag la question est qui tu fréquentes. Quand tu lis un livre maanaam ngay lire téere di ko gëstu quand tu lis un livre tu fréquentes son auteur ban livre ngay lire. ban film ngay seetaan. léegi nag ñoom ñu def benn industrie boo xam ne industrie du sexe. industrie du sexe nit ñi bien di ci financer am na ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey fa la ñuy amee comme dafa mel ni comme ñi créer ay foyer de tension guerre am na ñoo xam ne jàmm arrangé wu leen guerre moo leen arrangé affaire bi rëpp jaxasoo ñu rey faat ay nit ñoom ñu jaay ay armes jaxase réew mi seen comme mën a dox donc sexe bi aussi noonu la arme la ñu def ci industrie di ko liggéeyee ndaw ñi nag gën a neex a copte ndax yàlla dafa def nit mu am ay sensation am ay désir yooyu da nga koy mën a contrôler dafa am fooy toll ci âge du neex a contrôler say waa kër say waajur say àndandoo ñoo lay dimbali ba nga mën a am maîtrise mën a téye sa bopp mën a xam sa jubluwaay loolu bu amul rek bu ñu la wërul dimbali la alors mën nga fréquenter ay nit ci réseau yi mën nga dem ci film yi ngay seetaan ak ci livre yi ngay lire ba loolu dugg la ba tax nga glisser ci voie boo xam ne du woon sa voie au départ bëggoo ko woon sax da nga ko doon dégg rek mais xarit yóbbee la nga ànd ci mais absolument moo tax entourage immédiat environnement bi dafa am un poids extrêmement important te loolu képp kuy waajur képp kuy éducateur baax na nga xool naka la ñuy jàppalee ndaw ñi ba seen environnement da ngay xool par exemple ma jox la benn misaal ci koo xam ne dafay dem ci restaurant par exemple parce que ñu ngi ci tourisme hôtellerie restauration dem ci restaurant añ ba pare naan li muy naan kontaan génn regg na quoi mu génn nga di ko xool mu dem ba un moment ci benn poubelle nga ne waaw mais kii moom lu muy wut fii nga defee ne xëy na dafay sànni dara mu génne poubelle bi fekk fa ñam dugal loxoom di lekk nga ne xanaa kii mbaa wér na lu tax mu jóge ci restaurant lekk ba suur naan ba màndi dugaat fii ci poubelle bi di fee sàkk lu muy lekk ko xanaa dafa dof xoolal misaal boobu ak ki nga xamante ne dafay dem ci poubelle internet bi école yaa ngi fi nga mën a jàng am métier am sa formation mën a dugal sa bopp xam-xam bu la mën a jëriñ nga bàyyi loolu yëpp dem ci poubelle internet jël fa loo xam ne lu ñaaw la comme poubelle nga bëgg koo dundee ndax ni ngay sole ci sa biir bii noonu ngay sole ci sa bopp bii li ngay sol ci sa biir bi da ngay xëy ndékki di nga añ di nga reer mais bopp bi da nga ciy sol dara mais na ngay solee li ne ci sa bopp bi ni nga ciy solee dara ci sa bët yi lay jaar ci sa nopp yi lay jaar li ngay gis ak li ngay dégg ak li ngay xeeñtu sa 5 sens yëpp mais sa 5 sens yi boo ko orienté ci li nga xam ne mooy programme internet yi nga xam ne dafa am ñoo xam ne dañ ci am vision seen bopp def ci commerce pour détourner la jeunesse pour capter leen pour mën a gën a exploiter cette jeunesse là ci domaine yu mel noonu mais foofu lañ leen di jàppe foofu lañ leen di kar maanaam noot leen dugal leen ci loo xam ne bu ñu duggee ba pare nag finalement dootuñu mën a génn. dégg naa dëgg bu ñu duggee dootuñu mën a génn ñu leen di fàttali ba tey yéen a ngi nekk ci seen biir émission sans limite tey nag ñuy waxtaanee homosexualité ndax nee naa leen émission sans limite lépp loo xamante ni askan bi dañ koy dund rek mu doon actualité dañ ciy toog faram-fàcce ci pour kenn ku ci nekk rek am jàngat boo ci def monsieur Diouf ñu am feneen foo xamante ni dañ fay daal di taxaw. ban rôle la gouvernement bi war a am ci réseau yooyu. voilà dafa am loo xam ne mooy rôle état gis nga wàllu éducation par exemple état moom loolu moo tax muy def ay école léegi nag mën na jël ay privé boole leen ci ndax éducation bi dafa ne c'est une compétence boo xam ne transfert wuñ ko mais ñi nga xam ne mën nañ cee dugal seen loxo jàppale nguur gi pour mu éduquer population am ay ndawam donc loolu moom moo ko moom léegi dafa am loo xam ne nguur gi xëy na ci ay programme
mën na def ay sensibilisation mën na am ay canaux yu bari gis nga lii ñuy def nii comme genre émission yi dana tax mu am ouverture am na yeneen contact yoo xam ne bu ñu sensibiliser ndaw ñi ci biir école yi depuis sax bi ñuy doonee xale tout tànk am na ci ay programmes yoo xam ne dañ ko war a surveiller xool li nga xam ne moom la ñuy dundale xale yi ndax comment tu nourris ton peuple par l'esprit noonu ngay amee résultat ëllëg ci ban type de citoyen ngay am citoyens yi boo toppatooyee li nga xam ne moom la ñuy dugal seen bopp di xool c'est vrai que am nañu seen choix am nañu seen liberté bopp mais sensibilité yi nga xam ne war nañ koo mën a yëngal boole ci képp ko xam ne acteur nga ci wàllu sensibilisation ci ndaw ñi surtout commencer par là góor ñi ak jigéen ñëpp nga def teg ay programme d'accord sax niñ ko gisee ci góor ñi noonu la xaw a melee du ma ne noonu la xaw a melee noonu la mel ci jigéen ñi mais tamit dafay xaw a poser problème bu ñu demee ku mel ni président de la république toog ci yenn télé yu gën a mag toog waxtaan que ne kenn ku ci nekk am nga droit nga dund ko mais après yow sa problème ak population bi la loolu tamit dafay poser problème bu ñu demee ba benn njiitu réew bi nga xamante ne ni yéen moom ngeen jël teg ko ci kaw muy demee waxee noonu est-ce que tamit loolu du leen gën a dooleel ñoom ci seen bopp. bon xam nga am na loo xam ne dafay concerner bépp individu. xam nga da ngay jàkk c'est vrai président de la République autorité. mais nga gis ne moom it jëmm la bu am ay idéem am famille am il est vrai que chaque citoyen également am loo xam ne moom mooy ay choix boppam ay orientation boppam kenn mënul dugg kër kenn di fa am ay yenn contrôle yi lan ngay seetaan sa télé sa kër maanaam day doon un état policier fu nekk mu dugg fa ŋàññ lii ak xoqatal ñi ci li seen i loolu dafa daa liberté yi nga xam ne moom la ñuy wax liberté yooyu foog aussi am foo xam ne dañu respecté ko te njiitu réew kat def naa moo njëkk ci lépp loo xam ne liberté la mu gën a fësal loolu won ne citoyens yi am nañu seeni liberté mais nag comme niñ ko xamee liberté it boo demee ba bëgg nag voilà dugg ci liberté keneen ak a yàq leneen boobaa da nga am ñoo xam ne dañu wax ak yow moo tax merci yi par exemple am na nooy solo dugg biir Saly par exemple di nga wax ak autorité yi dina am ñoo xam ne di nga wax ak ñoom waaw mënoo weer sa bopp rek ne su lu ma neex laay mel lu ma neex laay def boobaa yaa ngi tooñ ndax dafa am aussi atteinte justement aux mœurs yoo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi ciy veillé. mais am na foo xamante ni bëgguma ci woon dugg sax mais fi nga génnee moo tax il faut que ma daal di ci am lu ma ci cosuuti parce que dañuy gis ne ñoom ñi nga xamante ne ñooy góor jigéen yeeg jigéen góor yi lesbiennes yi du moins ñoom ci seen bopp lii di passeport diplomatique da leen di yomb te dañuy seetlu ne fii ci réewum Sénégal boo ci tëjee benn góor jigéen tey le lendemain mu génn dafa mel ni dafa am ñoo xamante ne ñu ngi ci dëkk bi yenn autorités yoo xamante ne dañu dooleel ñi nga xamante ne ni ñoo di góor jigéen. oui xam nga toujours dafay indi la question de la liberté du citoyen nee naa la am na ñoo xam ne dañu bokk ci ay communauté yoo xam ne ay borom doole lañu dañ nee naa dañuy sot waaw dañuy sot ñoo bokk nekk am nañu doole am nañu kattan am nañu ay pexe léegi nag am na ñoo xam ne boo leen bëggee xoqatal fi mu ne nii seen solidarité bu joué te ñu am ay moyens am na ay pexe yoo xam ne buñ fa jaaree forcément lii ngay wax nii dafay dal di am ndax am nañu seen i avocat bu fekkee dañoo tooñ ki ñu tooñ nga indi say preuve wala am technique bu fekkee lu jar a àtte la mais am y a des lois le pays est dirigé et aussi gouverné par des lois yoo xam ne bu fekkee kenn jalgati amul mais mënoo téye nit ci ne rek neexuma wala ni muy dundee conveniruma bu boobaa nit sax dina nekkee loo xam ne neexul mais yow nga di ko dimbali ngir nit la rek doomi aadama xamuloo nag ndax am na ñu ci nekkoon dal di ci génn. daal di ci génn am na ampagaay bari na am na ci ñoo xam waaye nag génn ci tamit nag monsieur Diouf. génn ci dafa yombul mais terewul nit ñi ci wàllu éducation lii ñuy def nii di ko waxtaanee dana tax xëy na peut-être ñenn ñi dellu si encore ne lii kat ma nekkee wan nañ ma ne ma wàcc naa yoon. tegu naa ci yoon woo xam ne amaana ëllëg mu jural ma loo xam ne safaan lay doon donc moytu ko ba muy teel baax na ma génn ci mais am na nooy defee boo bëggee jël nit daal di xoqatal nit ki pour mu bàyyi yenn yi léeg-léeg sax da nga koy encourager da nga koy ñaax day tax sax ñeneen ñi sot ñëw ne liberté voilà war ngeen bàyyi nit ñi ku nekk mën a exprimer wu ak dund ni mu ko neexee tant que empiété wul ci liberté ñeneen ñi d'une certaine façon. mais it foofu dama fay xaw a taxawaat tuuti parce que dañu gis fii ci réewum Sénégal ba tey que ne dafa am yenn artistes yoo xamante ne ni
xale yi dañ leen di topp bu ñu demee ñoom tamit bay xaw a am yenn comportement yi xalaatoo ni ñoom ñi nekkoon porteur de voix ñoom ñoo waroon a defar que ñuy yàq te dañuy gis léegi que ne ci ñenn ñi même ci style solu beeg look beeg yëpp ñoom dañ koy adapté wu ñoom tamit xalaatoo ni am nañ ci part de responsabilité bu mag ndax buñ nee artiste kooku porteur de voix la war a doon. li nga wax porteur de voix am na te jeunes yi dañu bëgg a imiter ils sont des imitateurs dañuy bëgg ay références dañuy bëgg identifier wu ak moo xam acteur la moo xam star la ak lu mu mën a mel rek am na ñoo xam ne dañuy identifier wu par rapport à ça da ngay gis sax coiffure beeg wax nga ko colin beeg lépp maanaam daf ciy bokk pour être au niveau tendance mais loolu it c'est de la responsabilité de chacun artiste bu ne am nga responsabilité ne man ban image laay véhiculer pour la jeunesse de mon pays est-ce que damay copier fële ñëw tegal leen. mais est-ce que copier bi sax daal mel ni mu ëpp moment bi ñu toll ci ñoom. dépassé sax justement est-ce que loolu man ci sama bopp niñ ma yaree ak li ma xam ci réew mi ak ni ma bëggee sama réew ak ni ma bëggee jeunes yi ban modèle laa leen di won ba ñu mën a topp modèle boobu plutôt que yeneen modèles yi nga xam ne ñu ngi koy gis un peu partout dans le monde c'est une tendance dans le monde moo tax dafa mel ni mbir mi aussi am na lu ci laxasu loo xam ne maanaam du neen. du neen moom ndax ñenn ñi daal nee nañ ñoom ni ñuy duggee ci réew mi ak ni ñuy génnee yomb na leen xaalis bi yomb na leen kon yaa quelque chose du lépp la ñu mën a wax nag waaye xam nañ ni ñoom ci seen bopp am na ñu leen dooleel waaye it bu ñu nee Sénégal mu di réew moo xamante ni réew mu jullit la kon ban taxawaay la kilifa diine yi war a jël ban matuwaay la ñu war a jël ndax ñoom bu réew mi yëngoo mbaa am yenn ñaawte fi am bu ñu waxee population bi déglu leen tey dama gis ne jéye ji am na mais xuloo bee xeex bi ci ñi nga xamante ni moo di yenn waaraatekat yi moo ëpp que ñu toog waxtaan ak jeunesse bi parce que dama gis ne ñoom tamit seen waar dese nañ ko ci bay tuuti. am na loo xam ne wax naa ko léegi dama ko junj dama ne mbir mi dafa am lu ci laxas xam nga lu tax xam nga boo duggoon kër gu ne fi mu ne tey laajte ndax bëgg nga jàmm ku ne nga laaj ko ndax bëgg nga jàmm lu ñu lay wax jàmm dong laa bëgg. jàmm rek laa bëgg. koo laaj. ak kër goo dem ak koo taseel boo ko laajee ndax bëgg nga jàmm ne jàmm dong lay sàkku ndax jàmm ci la lépp xëj nga xool na nga dajale ñi bëgg jàmm ñëpp jàmm te am. jàmm te am day daal di mujjee metti. donc bi dafa am la muy nuru c'est que dafa am loo xam ne am na lu ci lu ci laxasu loo xam ne tax na ba bu ñu ko bëggoon sax soppi maanaam du neex a soppi moo tax dëgg la. kilifa diine am na fu muy sukkandiku pour waxtaan ak askan bi léegi nag nit ñi dégg jëfe wala ñu dégg tànqamlu kooku ci ñoom la mais terewul effectivement képp kuy wuyoo en tout cas éducateur formateur di jàngale ak a yeete ak a gindi xale yi moo xam ci bépp diine boo mën a bokk bu fe ndéem yaa ngi wax pour dimbali xale yi ndax xale yi xam nga aussi dafa am lu am ndaw ñi généralement doo wax ñu dégg c'est pas ça le problème c'est que dañuy roy maanaam dañuy seet dañuy imiter dañuy observer gis nga kilifa diine bi wax ñoom dañ koy observer mën nañu déglu ay waxam nii de mais gannaaw lu mu wax moom buñ ko gisee mu génn def dara ci ay comportement maanaam la mu doon wax yëpp dootu leen safatu leen te dañuy gis yenn yoo xam ne nit mbubboo diine di doxal loo xam ne dafa wàcc yoon bu ko defee yow ndaw mi lay gis yow ngay wuyoo diine bi nga bokk mbubboo diine boobu am loo ciy def loo xam ne rafetut xale bi gis ko observé ko ngeen di tase ci yenn situation yi mu jël a gis mënatoo koo waar leen. waaw parce que des fois mu dal la ci xale bi gis kenn ki muy wax ci télé bi mu daan ne moo kii moom du référence du ma ko sax déglu waaye ak lu mu ci mënti demee même bu ñoom bu ñu leen mënti déglu parce que murit yaa ngi fi tijaan yaa ngi parce que Sénégal fi tarixa yi dañu bari te kenn ku ci nekk ci ñoom rek am na ci benn jeunesse boo xamante ni yow yaa leen moom ci seen bopp kon jot na ñoom tamit ñu daal di am côté boo xamante ni dinañ ko fa mën a taxawee ba gën a indiwaat xale yi ñoom tamit. certainement que ku nekk daal xam naa ne ñoom kilifa yëpp xam naa ku nekk mbir moomu soxal na la te ñàkkul ñu ciy dox ay jéego également am na lu ñu xam ak lu ñu xamut li feeñ ak li nëbbu li ñuy wax ak nit ñi di ko dégg ci rajo yi ci télé yi am na ci suuf certainement ay soutien njàngale moo xam ne ay daara yoo xam ne mi ngi accompagner aussi jeunesse yi di waare que dimbali xale yi pour ñu mën a bàyyi yoon wi nga xam ne moom la leen ñu bari di tegtal maanaam mu jëlee ko ci réseau internet yeeg ci yeneen comportement yoo xam ne dañ leen ko
importé la indil leen ko ba tax na je pense il est bon ñu rafet njortu aussi ci ne ñooñu xam nañu li leen war duñ leen ñun ñu leen koy jàngal ak a wax xam nañ ko jàng nañ ko ci ay téere obligation la ci ñoom ñu mën a génne ndaw ñi te defe naa ñu ngi ci d'une manière ou d'une autre ci li ñu xam ak li ñu xamul. ci monsieur Diouf defe naa ni li ñu feggale woon ci waxtu 2 minutes moo ñu dese ñu ma ko doon signalé léegi lan mooy doon sa kàddu gu mujj lan mooy doon sa kàddu gu mujj. mooy toujours fexe gën a yaatal waxtaan yu mel nii rajo Lumière boo ko déggee rajo communautaire jumtuwaay yu mel nii dafa baax ñuy génn cadre benn plateau ci benn rajo benn télé pour di ci waxtaan ça veut dire que dafa war a law sensibilisation bi dafa war a gën a am doole il est vrai que métti na métti boo xam ne dëkk bi ni mel ba tax na parents d'élèves yi ñu bari dañuy démissionner gis naa boog ci li ma seetlu lu bari ci ay parents d'élèves damay gis ne par exemple même bu waxtu fay jotee yaay yi ñooy ñëw fay nga ne waa ana papa yi nga gis ne jigéen ñi taxaw nañu ñoo gën a njaxlaf gën nañoo sonn ci jàppale xale yi ma ne il faut que les pères soient plus présents aux côtés des mamans gis nga quand on aime sa femme c'est une manière de montrer qu'on aime son enfant te boo bëggee woon sa doom ne bëgg nga ko bëggal yaayam voilà boo bëggee woon sa doom cofeel bi nga am ci moom na nga bëgg yaayam fonk yaayam respecté yaayam xale bi doo wax ak moom day gis ni nga respecté yaayam mu delloo la cër boobu am nu muy taxawee ci biir société bi mais booy ŋàññi yaayam am noo koy traité ak nooy defee xëy na peut-être mën ngaa wax lu la neex mën ngaa indi it alal ju dul jeex jox ko tous les jouets wala li mu soxla yëpp mais tant que mi ngi gis ne yaa ngi tuutal yaayam nekkuloo fi gisula yaayam lay gis tout le temps mën nga wax lu la neex doo mës a am éducation boo xam ne dina tax xale bi mën a déggal ay waajuram te loolu yàqute lay andi. ci beneen thème lay doon. merci inchallah monsieur Diouf jërëjëf voilà di nuyu askan bi yëpp di rafetlu jataay yu mel nii te naan la bravo ndax lii dafa yombut ñu nekk di waxtaane lu mel nii am na ñoo xam ne dañ doon refuser bañ a wax ci thème yu mel nii mais génne thème yi nangu cee wax ci te bañ a dugg ci loo xam ne xëy na sa yoon newu ci wala boog mënoo ci dara mais leeral ndax daf ci baax moo tax maa ngi lay nuyu di nuyu waa télévision bi yëpp di nuyu askan bi ñi ñuy déglu ñaanal ñëpp jàmm ñaanal réew mi jàmm ñaan képp koo xam ne parent d'élève nga képp koo xam ne éducateur nga jàppaleel xale yi jàppale sa bopp jàmm mooy jàppale Sénégal. ayca mu ngi noonu jàppale sa bopp mooy jàppale Sénégal ñu ngi doon nag seen émission sans limite tir à sans fin ñu dalaloon ci ki nga xamante ne nii moo di monsieur Diouf nekk formateur ci yenn daara yu kawe yi nekk fii ci biir Mbour mit ñu doon waxtaanee li nga xamante ni moo di homosexualité ndax nee naa chaque jour que jëfee rek dañuy waxtaanee loo xamante ni dina intéressé surtout jeunesse bi tey nag moom lañ ko fi dalaloon moom monsieur Diouf nekk ki nga xamante ni mooy benn formateur bu nekk ci daara yu kawe yi fii ci biir Mbour ki nga xamante ni nag moo nekkoon ci éclairage bi di Modou Ndom Eldo nekk ci caméra bi régie bi nag Kori moo fa nekkoon waaye nag ci cadrage bi kii di Fara moom moo ci nekkoon maquillage bi nag boo leen gisee mu yaañ xam ngeen ni Kumba Ngom madame Faye moo fi jaar di leen wax nag ci fan yu néew ñu ànd ak yéen ci seen 3e numéro sans limite ci beneen thème incha allah leen doon fii ci biir ATV.